doy na waar Yacine di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk biir géej sama mbokk yi mool yi ñu ma koy waxee chaque jour doy na waar parce que je pense que état bu ñuy wax bras de fer ñoom ci boppam waruñu dugg sax ci domaine boobu parce que boo nekkee ci benn position bi bu waxtaan di am yow yaa war a mën a jiite waxtaan wi lan lay coûter ministre Mansour Faye mu demander à ce que les autres ministères yi concernés ñu de am ay ku leen représenté ci réunion bu nga xam ne ñoom syndicalistes yi ñoo ciy toog ñu waxtaane transport solution lañu leen wax loolu nañ ko wut loolu lan la leen di coûter ça ne veut pas dire que dañu faible bu fekkee ñooñu dañu ñëw assister ci li nga xam ne moom mooy réunion bi bu fekkee solution loolu mooy tax mu am lan la ban intérêt la am muy def bras de fer ak transporteurs yi parce que moom am na oto bu ko yóbbu njabootam am na oto bu leen yóbbu ñoom ministre am nañ oto bu leen yóbbu mais sirée ngi ni man maa ngi ni keneen ak keneen bu ñu wàccee bu ñu doxul dinañ ñibbi wala nga dugg Jakarta wala nga jël charrette léegi pourquoi ñun ñu war a mën a payer les pots cassés alors que si réunion boo xam ne ñooñu bu ñu ko assisté woon trouver leen solution bu yàgg pourquoi bras de fer ban intérêt la koy amal moom mii mu def bras de fer boobu. man sax dama xamul waa Ndar ñoom nan nañ def ba am maire bu mel nii sax quoi. ça se dit pas non. pas de jugement de valeur. ça se dit pas loolu moom kenn du ko vraiment. waaw non man tooñu ma de mais kii depuis affaire Covid ba mais depuis affaire Covid ba tey affaire transport bi mais boo ko déggee muy wax. mais da nga naan mais gars yi ñoom. non mais ñoom ñoo xam lu tax ñu fal ko. te élection locale yi moo ngi ñëw di leen fàttali nekk Yacine maa ngi ko doon sànq mooy. hommage bi ñu war a rendre Alioune Badara Cissé dimanche la. Grand Théâtre donc ñi si mën a dem nañ si dem Alioune Badara Cissé liggéey bu mu def ci réew mi di leen fàttali ni ku ci mel ni professeur Fatou Sow Sarr dina fa teew Ousmane Khouma ak maître Bokounta Diallo donc ñooñu rek ñoo def panel bi donc ku ci mën a dem rendre hommage Alioune Badara Cissé dimanche le 5 nañ ci dem bi invitation Mansour la l'honorable député. sa invitation la ci. cérémonie bi ñu rendre hommage Alioune Badara Cissé. alors Yacine. ñu waxtaanee yéen kay groupe des médias yaakaar naa ne li ñu doon wax sànq sa la ñëw. mooy transporteurs yi ak nag réunion bi nga xam ne démb amal nañu ko ñoom transporteurs yi ñoom syndicats yi. dañu wax ne duñu teew ci réunion boobu ndax nag am na ay ministres yu nga xam ne ni ñoom it dañu war a teew ci réunion boobu te ñëwuñu. réunion bi nag si queue de poisson la mujj maanaam ab xëccante bras de fer ndax nag Mansour Faye la ñu jël mel ni kon nag dafa mel ni lu ñu ko dénk lu nekk ak lajjite la tey am yéen kaay bi foofu la génne ndax ñoo ngi fàttaliku séddat leen macaron a geex ñoom seen ci li ci tàng Covid bi gis nañ coow lu ci am boo ci dellu ma lay porter plainte foofu la ñu mujj waaye tey ji transporteurs yi ñoom it gis nañ fu mu mujj moo di man doo leen ma exiger ñi war a teew ci réunion bi Mansour Faye noonu la gisee donc tey jii mënees nañu wax ne grève bi dafay wëy te nag jàmbat yi askan wi bee boo ñu xam ne dañuy toog di xaar ndax jàmbat yaa ngi fi ba léegi ñoom transporteurs yi bokk na ci plaque yi nga xam ne moom la ñuy defarlu 6 000 la woon waaye léegi mais boo génnul 40 000 doo am plaque loolu bokk na si jàmbat li li nga jëm ci wàllu mutation bi démb yaa ngi ko doon wax El Hadj pour déjà pour nga def ko rek jafe na. bu ko état bi nangoo bu ñu ko nangul arnaque da cee am ay étranger ñoo koy contrôler di def lu leen neex. nee nañ mi ngi nii. mutation non dafa doublé dafa pas si doublé. nee nañ njëg li metti na lool ay milliards la ñuy ñàkk ci secteur boobu ministre bi nag jël na ci ay explication waaye nag loolee dafa mel ni ku tàbbi si noppi ku tax ndax ñoom transporteurs yi dañu xam ne kon loolee di moom mooy saafara si ñëpp ñu mu concerné nañu toog waxtaanee ko ndax nañu ko jëfee goo gis nañu ko waxtaanee kon daf ndëpp national la ñu bëgg ci wàllu dem beex dikk bi yéen kay groupe des médias dafa ñëw ba tey ci waa Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko xam ngeen ne ñoom it démb dañu doon amal janoo taskatu xibaar yi seen bëgg-bëgg moo di gannaaw ba Djibril Ngom président Macky Sall daf ko dalal mooy mandataire boobee dawoon ak nag liste yi ñoom nee nañu dañuy jël loolee dafay firndee ne kon président Macky Sall darajay mbubam président de la République daf ko salfaañe kon nag dafa mel ni mérité watu ko moom Ousmane Sonko noonu la gisee gannaaw démb seen janoo googe taskatu xibaar yi wàllum kaaraange gi defkati ñaawtee fii Samba Boy yi takk der yi waa police def nañu seen ak xayma nee nañu 21 358 jot nañu leen a teg loxo jamono joojee sama koñ sa Médine saa yi sàcc moo ñuy bëgg a rey parce que si benn semaine ñu dugg ci kër yóbbu fa 4 millions mbootaay yu nekk Médine sama koñ kër ga la benn kër fu ay mool nekk nii ñu yóbbu seen 4 millions mbootaayu jigéenu koñ ba yóbbu nañu kees ga Jakarta bu nekkoon sa buntu kër ga gàddu nañ ko yóbbu. ñu ko def xamuñu de koñ ba. ca benn bés bi lañ ko def. matu semaine.
moom day xanaa ñi sàcc lébu yi dañoo xamul lébu yi. waxuma la fii ko waaye xam nga fa la ñuy yóbbu ci garga yi. mais am na sàcc yoo xam ne sàcc dëkkaale lay doon de. man loolu sàcc dëkkaale nee naa leen sax na ki leen sàcc boo xefee mi ngi sa dëkk ba. sa koñ la. mu nekk lébu. boo xefee rax na leen donc Medina temps yi sàcc moo ñu sonal. ay ca ñëwaat di jëm ci Vox Populi transporteurs yi dañu radicaliser ndax nee nañu position bi Mansour Faye jël loolu ci boppam mbajum kanam la te borom moo koy fajal boppam sànq yéen a ngi wax fi mu jàpp foofoo baax ñoom fi ñu màtt ci loose dafa mel ni transporteurs yi foofoo baax moom nag Mansour Faye la mu xamle moo di ñoom am ñu dara lu ñu leen di imposer si ñu war a teew ci réunion bi ndax moom moo nekk seen tutelle moo nekk seen interlocuteur direct kon nag ñoom si boppam la war a waxtaanal moom Mansour Faye la transporteur yi war a waxtaanal moom loolu moo sabab ñoom ci boppam ñu taxaw ne kon nag waxtaan woowee jarul ñu say dem ndax li ñu bëgg ñu waxtaanee ko du foofu la ñuy amee saafara ndax ñeneen ñi teewuñu si waaye Yewwi Askan Wi ñoom nag jëm ci Djibril Ngom ba nga xam ne président Macky Sall daf ko daral ñoom nee nañ mbir du ñu bàyyi mu sedd ndax dinañ yóbbu mbir yi fa mbaxane doone benn te ba noppi ab pétition dinañ ko xaatim ngir yóbbu mbir yi sa pencum ndawi réew ma loolu Déthié Fall moom la xam ne criminalité bi mi ngi dellu ginnaaw fii ci réewum Sénégal ndax suñu takk der yi ñu ngi si def ay jéego rapport ba nga xam ne suñu police génn na ko Walf Quotidien ñëw ci grève bu routier yi mu mel ni kon nag fu mu nekk si impasse soo moyul fa la ñuy daal maanaam dëj dëpp ndax nag grève bi ba léegi dafay continuer ñoom illimité la ñu woote ndax saafara bu ñu bëggoon jotuñu ko am si waxtaan wa ndax sa jotuñu si dem ndax nee nañu dafa waroon teewuñu sa plainte contre Macky Sall ak Aliou Sall Amnesty Transparence International ñoom si boppam nee nañu duñu bàyyi mu sedd ndax mbiri Aliou Sall dañ ko tegaat ci table ji Karim Meïssa Wade atteem gi ñu bëggaat dinañ ko teg ci table ji kon nag waa Transparency ñoom foofu la ñu génne nee nañ mbiri Aliou Sall mii nag faw ñu dox si wax si na leer ci bopp askan wi ndax loolu faw ñu yóbbuwaat dossier bi teg ko ci table ji. moom la Ahmed Aïdara naan suul gaz du ko teree xeex voilà te gaañaa ngay laaj ba léegi seen 400000. voilà affaire Djibril Ngom ba tey ci Walf Quotidien Ousmane Sonko de jot na ca ay yàbbi Ousmane Sonko ak Khalifa Sall nee nañu nag lu njit njaak président Macky Sall moom moo di njaak moom foofu la génne yéenekaay bi di maanaam Walf Quotidien ñu jàll ci Sud Quotidien échec de négociation kon nag waxtaan wa nga xam ne sumboon nañu ko démb diggante Mansour Faye ak nag syndicat yi ak lajjite moom moo ca mujj kon nag grève illimité la ñu wax moom Mansour Faye nag la mu xam ne moo di grève leen seen grève waaye ñoom dinañ jël seen i matukaay bu laajee takk der yi ñu boole leen kësi ndax nag nit ñi kenn du leen tere amal seen i activité moom noonu la gisee Mansour Faye goro national grève yoo nga naan takk der yi ñi war a yóbbu gars yi grève léegi yow ñu impliqué leen léegi nag nees na leen di impliqué takk der yi ñooy dañuy jël auto armée yi ñuy dellu yóbbu gars yi man comprendre bañ ñu laaj bi si dem dikk yi bu fekkee am na fi non si jot a taal sax loolu nag mën na ñàkk wax fa dëgg. waaw non loolu moom c'est inadmissible. mën nañ grève mais waaw nañu grève parce que lii service public nañ gaare seen i oto bañ a dem mais bus comme te Dakar dem bi seen bus yi dèjà yàlla xam doy na. boo leen taalee as néew lu ñu dese. du baax nañ loolu moom mën na ñàkk. chauffeur yi ñenn ñi nag seen mot d'ordre bi du ñu ko levé de fa ñu tegoon seen tànk fa la ñu koy teg kon nag grève bi duñ ci dellu ginnaaw ndax. Mansour Faye mii wax fa dëgg neex yàlla tegul seen loxo loo xam ne nii dal na xel kon nag teg nañu seen tànk ci accélérateur bi du ñu dellu ginnaaw mukk ci grève bi ndax na Mansour Faye doxalee ñoom neexu leen benn yoon dañuy jeexalee rek Yacine parce que nag defe naa temps bi dem na l'exclusif ak affiche yi nga xam ne war nañ ko ay affiche yu élection locale ñu nga xam ne nii mënees nañu wax ne duel dëgg nag moom moo fa am gis nga Chérif El Hadj Ahmed Aïdara Guédiawaye laa bokk nee nañ moom ak Aliou Sall combat la foofu moom sa Guédiawaye combat la kon nag biyee boo ñu toog xaar combat bi foofee diggante El Hadj Ahmed Aïdara ak nag kii di Aliou Sall jox ko yóbbal jox ko sërica ñu dem ca fii si diwaanu Dakar Barthélémy Dias ak Abdoulaye Diouf Sarr combat la décidé waaye kenn boole si kii ñu tudd sa candidate bi Soham Wardini waaw mais wala si affiche bi la si ci affiche bi la xaw ma lu tax ñu génne ko ci mais d'ailleurs mais Soham en tant que maire sortante d'ailleurs si affiche bi la bokk loolu tam combat bëre boole na leen local itam boole na kii di Talla Sylla ak Ndamal Kajoor Idrissa Seck foofee sa Thiès boobu tam affiche la boo demee Saint-Louis Mansour Faye ak professeur Mary Teuw Niane loolu tam combat la mais grand fii laay xamee ni nag est-ce que Saint-Louis day dellu Ndar wala day toog Saint-Louis parce que xam nga dafa am Ndar am Saint-Louis
ah ok pour celui qui peut comprendre quoi. fi mu toll nii nag on est dans le temps de Saint-Louis dafa jot ñu dellu Ndar quoi. boo demee tamit Medina foofu est-ce que combat la tam entre Bamba Fall ak Cheikh Ba est-ce que combat la. waaw du combat waa ji xaalis la yor rek di passer rek mais Bamba Fall moom vraiment. waaw Bamba daal. xam nga gars yi dañu yaakaar ni da ngay jël boo amee morning rek da ngay kii quoi waa ji jël xaalis di passer rek et puis mais mi ngi noonu daal mi ngi noonu daal. ñu naan la Messi ngay distribuer xaalis rek ngay Messi mais waa ji affaire war nañ ko xool parce que li muy distribuer mais si mais ga xam na mooy xarit nekk Medina. mais bu ñu waxee waa ji li muy distribuer ci xaalis. waaw mais dama naan mais attends mais dans quel pays nous sommes. seen wërsëg la ñuy lekk daal. dañuy lekk kay les gens sont fatigués nit ñi dañoo xiif. dëkk bee metti. waaw te amuñu oto. waaw ñun amuñu oto. fa metti mi ngi noonu Mame Mbaye kaay nga dak journal bi benn yoon waxtu wi jot na. titre bi kon. déggal ni. ci bopp xibaar yi dialogue bu mujjul fenn goroxu Macky gaayam ne nañu Mansour Faye ñëwuñu nda yow dongee toog ak ñun li ñu am ci ay jàmbat du yaa koy lijjanti benn pàcc dong nga ci mën a gàddu la ci des ñeneen ñi mu yitteel ñooñu nañu ñëw Mansour Faye nag xaw naa mel ne ku mer kàddu yu mu yëkkati mooy ku bëgg a grève yaa xam ku bëgg liggéey si ñëwal liggéey si en tout cas dossier bu yaatu la ci wàllu grève bu transporteur yooyee daañu ko faram-fàcce ci biir xibaar yi. dinañ wax itam ci pétition bi ñuy lancé coalition Yewwi Askan Wi ñoo koy def ngir saisir assemblée nationale mën a topp waa jooje dawoon na seeni ay dossier waa jooje sant ngom te doy waar lool nga xam ni ginnaaw bi sax dalal nañu ko ca palais ba dalal gi ko njiit réew mi dalalay li tax ñu daal di def ñoom itam fas yéene topp njiit réew mi ko dalal ci li nga xam ni moo di haute cour de justice ndax trahison dinañ ci dellu siwaat ci biir xibaar yi loola faram fàcce ko sport bay ma anta mbuub la ñu ci àndal yéene kaay yi moom lay ci bundooy faram fàcce gi Mambey Ndiaye. C'était Trafic News. Papa Lé. Ça va? Sant Voilà, merci. Donc, nous avons adressé en passant tout à l'heure au niveau de l'échangeur de la foire, sur le terrain, en embouteillage, seulement à quelques encablures, donc de la passerelle pour foire, il faut clairement avoir tout type, bien dépassé, la passerelle aussi, maintenant, c'est circulation tranquille sur la VDN, d'aller sur Mathias Saint-Lazare, par contre, sur l'axe ralliant, sur Mathias Saint-Lazare, vers la descente du pont, à Sacré-Cœur 3, il faut que les voitures s'accompagnent, ça circule lentement, c'est accessible, maintenant, que vous voyez pont aussi, malgré c'est circulation, sur la VDN, d'aller utiliser, c'est du total, il faut que les voitures sur l'ancienne piste, il faut que les voitures xaaleen fa quelques lanceurs pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a def du côté fi nga xam ne mu nekk Wakam bu dee nag da ngeen wër ñaari bopp yi nga xam ne ñoo nekk l'échangeur Sacré-Cœur 3 surtout nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàllal vers la boulangerie zone s'il vous plaît amul benn jafe-jafe la voie est complètement dégradée mais de rappeler rek sànq aussi nous sommes passés sur les allées du camp pénal pour ñi nga xam ne ni dafa bàyyi ko vers rond-point Cyprès am na quelques ralentissements la rek maanaam ak ci rond-point boobu la yàlla fekk. C'était Trafic News. ba si kanam Pape Alé Cissé aywa Mame Mbaye nga indi leen. jaajëf Yacine Seck dañ lay bàyyi nga dem naa ni café ñu def ci des ci waxtaan bi ànd ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Siré Sy sànq sama conseil doyenne Mame Diarra Da Silva dafa xëcc sama nopp nee na lu tax démarré réunion en français titre yi ak nag Lamine Diack di demander que les ministères concernés ñëw tag ministre bi moom nekk dans une logique extrêmement sectorielle te comprendre ni transport bu weesoo oto bi ak tali bi yeneen intrants yooyu yëpp dépendrul ci ministère du transport takk der yi policiers yi ministère de l'intérieur nañu bokk gendarme yi ministère forces armées nañu nekk affaire koppar bi circulé ci affaire transport loolu finance ak budget la
environnement parce que oto yi dañuy dégager gaz carbonique dañuy occuper espace beeg yooyu loolu environnement la mais collectivité locale parce que garage yi da ngay dégg ñu naan garage gox yeeg yooyu donc source de revenu la pour collectivité locale yi mais da ngay xool ni tamit transporteurs yi sont des travailleurs et dès lors qu'ils sont des travailleurs c'est le ministère du travail qui est compétent léegi suñu demee ce sont des salariés mais suñu demee ba ministre bi war a gérer tutelle bi comprendre approche dynamique boobu que lii bu ñu koy régler dañ ko war a amee benn approche systémique et eu égard ak conséquences yi mu am ci 2 jours yi je me demande est-ce que ce ministre là xam na am na niveau li ñu ko dégg beneen bi mooy posture bu mu jël xaaruñu ci autorité muy defante dans un premier temps lu ñuy xaar ci autorité c'est qu'il trouve des solutions xaaruñu ci autorité muy diirante mbagg ci ñu mu jiite di leen wax yenn façon wax yi autorité ak pouvoir joxuñu ko nit pour mu ci buntu xatal nit wala mu ci toroxal nit autorité ak pouvoir dañ la ko jox pour nga mën a yërëm askan bi trouver des solutions ci seen problème un manager du bander les muscles moom la ñuy xaar ci moom non un manager li ñuy xaar ci moom muy trouver ay solutions mieux au lieu de trouver solution sax mais mu anticiper sur les problèmes te parce que lii boo ko xoolee soxna Yacine depuis le 30 septembre boobaak léegi am na ñaari weer les transporteurs yi bind ne gouvernement bi nañ leen toog waxtaane lii gars yi faale wuñu leen nekk fii di politique ba affaire bi dem ne këtt ni jonn ñuy commencé di war a beneen bi tamit mooy bu ñu fekkee dañu bëgg a réduire combat wu transporteurs yi parce que bëgguñu policiers yeeg nekk noonu on a tout faussé transporteurs yi li ñuy wax loolu askan bi au-delà des transporteurs sax particulier sax dañ koy dund dañu toog du jour au lendemain yenn taxation yi par exemple ma jox la benn exemple yaa ngi doon fay boo doon déposer sa permis 10 000 francs ñu xëy suba rek ne la yow 30 000 francs ngay fay loolu kenn mënatu comprendre ay affaire u licence ay affaire u kii yaa ngi doon fay 7500 nga xëy suba di fay 60 000 donc ma joxaat la beneen exemple boo daan jógee fii ngeen baal ma téléphone maa ngi koy jéem a fay ci suuf sax mais dama xaw a njóogaane foog nga génne ko nii moom waaw d'accord xoolal bu ñu demee ba ministre de tutelle bi taxaw ne moom Dakar ba Bamako y a que 3 postes de contrôle alors qu'il y a une 60aine de postes de contrôle mais quand même man sax da li ma ci jaaxal sax mooy. waaw léegi en attendant wax nga fay portable ba pare. en attendant ngay fay sa téléphone bi léegi est-ce que ñaari téléphone la yor non ñaari téléphone la yor na bu ndaw ak benn smartphone. alors téléphone góorgóorlu rek ñun moom. alors Mansour entre gouvernement ak transporteurs yi on va dire routiers yi lan moo tax seen négociation mënul avancer selon yow. bon sama xalaat parce que ku nekk ak ni ngay jàngate xëy na man du ma wax ni Mansour Faye est incapable du ma wax ni mënul parce que géré na ay ministères yu bëri donc am na expérience am na jàng mais wàllu management ak wàllu gouvernement dafa am nu ñu koy doxalee ci wàllu muñ bañ di menacer bañ di tiitalaate aussi parce que transporteurs yi bu fàtte ñi ay chefs d'entreprise lañ ay kilifa lañ ñu am xam-xam lañ grève bi bii boo xoolee ni mu demee ñaata yoon lañ fi def ay grève te amul doole dëgg-dëgg tata yi ñoo fi grève woon fan yële passé mu xaw a am doole sax ci Dakar mais yeneen régions yi yëguñu ko woon parce que am na région yoo xam bariwul ay tata mais ñooñu tey dañu bokkaat ci grève bi c'est-à-dire que dafa am suu xeex bi ne ci kaw seen diggante ak gouvernement dafa amaat ba leen suu xeex li ne ba beneen xeex boo xamante ni bi diggante transporteur ak transporteur la. entre transporteurs yi si boppam ñoom ñooy xeex. non c'est-à-dire que ñu nekk ci biir secteur bi dañuy xeexaat ak ñu nekk ci biir secteur bi muy tata yi fan yii la passé seen grève bi li ko sababoon. waaw mooy employé yi ne ci biir tata dañu ni. nañu leen embauché ñu am ay papiers. yu légal. am ñu ne conditions yu baax am caisse de sécurité sociale. ay garantie la ñu bëgg daal ay garantie la ñu bëgg. comme yow ni nga ko amee man ma am ko keneen am ko ca fa ñuy liggéeyee. mais jàmbat yooyu dafa nekkaale ci biir grève bi alors ñi moom tata yi ñu ngi ci grève bi. ñiy liggéey ci biir tata yi ñu ngi ci grève bi. xam nga ñoom ñaar bokkuñu benn objectif. léegi nag ñi nga xam ñëpp dañuy bokk ay jàmbat yoo xam ni bokkuñu ñoo joxe ñoo bokk genn kàddu gu ñuy jàmbatandoo ñoom.
moo tax Mansour Faye transporteur am nañ dëgg Mansour Faye dong mënut a wax ak ñoom. Mansour Faye dong mënut a wax ak ñoom. kii liggéey ni damaa bëgg sama contrat légal ma nekk ci condition yu baax comme ni ñu ko waxee woon mais kooku Mansour Faye mënut a wax ak moom. ñeneen ñi nga xamante ni bii dañuy jàmbat ay pont bascule mooy chauffeur camion yi dañuy jàmbat li ñu leen di sonal ci yoon yi ci bu ñu yebee ciment di ko yóbbu Kaolack di ko yóbbu Casamance di ko yóbbu Fongolimbi mais ñooñu seen problème ci biir transport bi ak ki ñuy jànkuwanteel Mansour Faye du ci indi solution parce que du ministère am transporteurs yi dafa am ci ñoom ay intellectuels dafa am ci ñoom ñu sos ay entreprise jël ay nit yu jàng ci wàllu gestion wàllu entreprise ñoom ñëpp na dañoo nas grève bi teg ko fu leer naññ xam nga góor xuma dafa leen tontu bu leer naññi ma dégg naa waa ASCOSEN naan bu leen ministre woowee dañoo dem wuy ji mais ban ministre moo leen woo. est-ce que ministre bi donc moom la grève bi concerné gis nga ay mag bu ñuy xeex da ngay aw ci digg bi àtte ci ak maandu te bañ a parparloo. wala booy far nga far ki néew doole. transporteurs yi ñoo néew doole. mais tey dañoo màtt ci dox. fi ñu màtt nag bala ngeen koy yàbbiloo bala nga koy yàbbiloo na fekk ñoom li ñu bëgg ñu am ko. ñoom la ñu ëpp doole. mais fi ñu màtt daa saf. fi ñu téye dafa dëgër. te bala nga xam ne fi ñu téye dafa dëgër Mansour Faye nee na ñu bëgg liggéey nañ leen bàyyi ñu liggéey xoolal ñu bëgg a yeb ñëpp 4x4 yi ñëpp nañ yeb. waaw xoolal bi xaaju yóbbu 10% wu clients yi. parce que oto te du nit ñi dem dong ñooy transporteurs yi. Yacine bëkk démb ak tey ñaata camion suuf ñaata chantier ñoo taxaw ndax amuñu suuf. dëgg la. ñaata chantier ñoo taxaw ndax amuñu fer. dëgg la usine ciment yi ñaata la ñu perte parce que yóbbuwuñu ciment bi. ñoom seen pont bascule yi ñaata la ñoo dugal ci xaalis te dugaluñu ko ñu doon yor seen ay pelle di yeb camion suuf. c'est tout le secteur du transport. mais léegi na nga yow nga taxaw naan bàyyi li ñu bëgg a yeb nit ñi. est-ce transport day yeb nit kese. ça dafa mel ni maîtriser wuñu dëgg li ñuy wax dans ce cas nag gis nga chauffeur yi fi ñu màtt saf na de duñu ko bàyyi de nañ leen woo seen ministère yooyu ministères yi duñu ay étranger wàcc wuñ ci kaw asamaan Sénégal gi lañ jëkk ay Sénégalais la ñu woon il y a de cela 5 ans dañu doon dox comme tout le monde di dem fépp comme tout le monde takk teen doomu tànk bu taxee ñu changer niveau d'accord mën nañ leen ko nangul mais xanaa yóbbu leen ci niveau boo xam ni mun nañu disponible laat ñoom ñëpp ñu ngi Dakar ñu disponible laat ñëw toog ak transporteurs yi nga xam ne dañu am ay mandataires yu jàng yu xam li ñuy def ñu waxtaan jéem a trouver solution mais du bras de fer de. te boo moytuwul sax est-ce que duñu dem ba station yi nga xam moom la ñuy jëndee essence ndax duñu dem ñoom itam ba ñàkk essence actuellement. parce que bu fekkee ni que ni ndaraan yi du loolu la. ñoom ñooy indi. camion citerne yi ñoom ñooy indi kii bu fekkee liggéey ñu comment on va se retrouver. mais d'ailleurs Yacine loolu laa bëggoon kii mooy li grand Grand Mansour expliqué léegi. c'est que affaire bi c'est un peu. écœurant quoi. gis nga carburant boobu ngay wax. loolu ministère du commerce la. pour wàllu affaire nu temps versé xam nga pourquoi le ministre a tout faux démb ñoom bi ñu defee conseil des ministres d'après les rendus de la presse président Macky Sall dafa leen wax ne trouver leen solution xam nga ñoom lan lañ njëkk a def dañoo def conseil interministériel ça veut dire que les différents ministères dañu ñëw toog. donc yow loolu pare nga ñëw bëgg ko bañal transporteur pour loolu il n'est pas cohérent même dans sa démarche logique mais deuxièmement soxna Yacine mais transporteurs yi c'est que ñoom ñi am seen i 4x4 seen lépp mat ñoom ñoo comprendre asamala ak kii bi est-ce que xam nga affaire bi ci transporteurs yi la gën a métti mais jar na ko man fi mu toll nii dama en tout bon affaire dafa métti ci ñëpp de mais pour man transporteur ni ko Mansour waxee fi ñu jàpp foofu baax bu ñu bàyyi xam nga lu tax parce que nga transporteurs yi déjà ñoom ñooy njëkk a sonn xam nga tey jii am na ci ñu bëri ñoo xam ne bu ñu xëyee suba dañuy taal oto bi liggéey ba 10 heures yónnee dépense kër ga bu dee ñun góorgóorlu yi dañuy xëy suba jaayante ko ba suba si 11 heures kii bi yónnee kon donc ñàkk a dem beeg yooyu dafay metti ci ñun. maintenant fi mu toll nii ñoom dañoo toll foo xam ne moom lañ tuddee en stratégie de lutte boo téyee fu baax sa waa ji bul ko bàyyi parce que ñii nii apparemment talatuñu. Sénégal seen bopp nañ tal ak seen élection locale. doy na waar problème Sénégal. doy na waar loolu Mame Mbaye Niang